mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontaante saa su nekk di teew fii ci seen émission bu mag bii di le point de la rédaction muy ay jotaay ñu koy amal di ci waxtaanee lépp loo xam ne si ni actualité la di xew fii ci biir réew mi ma ci ànd ak Moustapha Mbaye dama koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu soog a jàll ci waxtaan bi Moustapha nuyu naa la. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun ci suñu émission bi di nuyu Libaas mi nekk ci technique bi. ñu daal di koy doore ak mbirum politique diggante ki nga xamante ni moom moo di président de la république ak maire bu Médina di Bamba Fall xam leen ni démb léegi mi ngi ci wetu Macky Sall ànd ak moom ngir mën a liggéey Sénégal ñu bëri nag def ci ay commentaires jàpp ne ki nga xamante ni moom moo di Bamba Fall dafa daal di transhumé donc nag moom Bamba Fall ñu fal ko lu yàggul rek maire bu Médina falaat ko bu yàggul maire bu Médina ci liste benn gëm sa bopp moom daal dinay dem fekk ki nga xamante ni moom moo di président Macky Sall démb sax président Macky Sall daanaka xaarul dara daan da koy nommé li nga xamante ni moom mooy di ministre conseiller donc nag ñu bëri jaaxle ci boobu lépp décision bi nga xamante ni bette na muy demuk ki nga xamante ni moom moo di Bamba Fall waaye tamit nomination bu gaaw bi nga xamante ni gis nañ ko mu jóge ci Macky Sall jëm ci ki nga xamante ni moom mooy maire bu Médina Moustapha muy mel que ni transhumance bi ñu doon ŋàññi ñu bëri ci opposition bi sax doon ko ŋàññi waaye askan bi tamit di ko ŋàññi ba léegi mi ngi fii gis nañ ko ci Bamba Fall dem Bamba Fall ci fi nga xamante ni moom moo di Macky Sall ndax lu ñu xaaroon la. waaw bu fekkente ne ni mu ko defee peut-être doon na loo xamante ne bette na. parce que nga jóge ci élection dafa goo sax 1 mois nga jébbal mandat bi ñu jox ki nga xam ne mooy njiitum réew mi. te moom amoon mbërëm Médina ngeen jàmmaarloo ba yàlla jox la ndam li Médinois yi gëm la ne nañ la renouveler sa mandat nga pare dem moom mi indi woon mandat am moom mi indi woon mbërëm. nga dem nag léegi nañ dem ànd ji liggéey. je pense que bett na ñooñu nga xamante ne ñooy waa Médina. te dama yaakaar ne tey ji su fekkonte ne. xamaloon na leen ni su ngeen ma falee damay dellu ci président Macky Sall amaana duñ ko fal parce que tamit kon ñu fal Cheikh Ba parce que dañ naan benn la comme fële nga jógee fa nga jëm te moom fa la nekk déjà donc bàyyi ñu fal ko rek kon peut-être ñu changer tuuti sax au moins ñu changer couleur ce qui est sûr mooy am na ñoo xam ne tey ji voté loon nañ ko am na ñu leen metti fi ñu toog fële ci Médina am na ñoo xamante ne àndoon nañ moom ci campagne bi am na benn ruus boo xamante ne dugg na leen jamono ji loolu mooy li nga xamante ne mooy betteel bi ci am mais Mahfouz su fekkente ne da nga reculer tuuti di nga xam ne demam bi képp koo xam ne observateur nga moom ak ñeneen buñ la yeewoon xaaju gi ne la dem nañ da nga naan yoon la parce que clignoté woon nañ pour jàdd foofu amul woon betteel waaw am na ñoo ñëpp xam nañ diggante Bamba Fall ni ñu ko xamee woon ak Khalifa Sall pendant longtemps pendant des mois il a toujours fait dans le clair obscur maanaam ci lëndëm rek nii rek la doon demee kenn xamuloon fu mu féete daanaka mujj gi gisoon nañ ko ci côté nguur gi sax la gënoon jege ak bi nga xamante ni Boun Abdallah Dionne demoon na fa ci yëkkati yaakaar naa ni dëj la woon mu yëkkati fa ay kaddu ba ñu bëri jàppoon ne sax demoon na jamono jooju demoon na ci nguur gi ça veut dire que logique la quoi ñëpp yàgg nañ koo laam-laamee moo taxoon mu am benn méfiance boo xamoon ne amoon na digganteem ak waa taxaw Sénégal ñoom Khalifa Sall ak ñoom Barth ba yu bëri daanaka dafa nekkoon à l'écart daanoo ko gis mu jege leen ba bi mu génnee ñi naan pourquoi rencontre yi ñu am conférence de presse yooyu gisoo Bamba Fall si wetam ak xam nga ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk seen biir xam nañ bien vrai que du lépp la ñuy mën a expliquer à la place publique mais amoon na fi ay vidéos yu ñu doon wane rencontre maire amoon digganteem ak Aliou Sall loolu yàgg na ça doit faire des années ñëpp doon xam kon rapprochement bi du loo xam ne tay la peut-être tay dafa doon loo xamante ne rek benn mën naa ne bi mu gagné maire bi c'est-à-dire ni mu ko defee la quoi il faut def ko maanaam de façon officielle voilà daf ko officialiser mais loo xamante ne tamit moom yàgg naa traversé boppam mais xam naa tamit mu doon benn agenda xam ne c'était caché maanaam su may dem day fekk ma gañewaat c'est-à-dire su ma gañewaat su ma dem nañ ma jox gëdd moo tax mu gañewaat dem si saa si mu am ndombal tànk boo xam ne jox nañ ko en guise de récompense mais tey ji imagine toi bu ñàkkoon bu demee duñ ko faale wala sax du mën a dem wala tey ji su fekkonte ne dafa nangoo rangé wu nekk seen ginnaaw candidat est-ce que ëllëg tey ji nañ ko nam parce que suñu xësee ba am mairie bi est-ce que nañ ko soxlawaat loolu moo tax mu def stratégie boobu gañewaat mairie bi daal di dem jébbal ko ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi ànd ak ñoom di liggéey ñu daal di koy tabb ci saa si ministre conseil mu doon mbir moo xamante ne naturellement dina metti ñi nga xamante ne voteloon nañ ko te biñ koy votel li mu nekk ci ku jig moo taxoon ñu votel ko waaye du lu mu nekkoon ci pouvoir parce que bu doon pouvoir am na candidat am parce que nit ki booy ànd ak moom soit da ngay ànd ak moom par personnalité am neex na la wala soit ci liste bi mu bokk mooy tax nga ànd ak moom mi gëm sa bopp bi nga xamante ne fa la
nekkoon am na élément xam ne élément gëm sa bopp lañ bañ koy votel gëm sa bopp tax ñu votel ko ak bëgg contre pouvoir bi am ñoom ne pour sanctionner pouvoir bi ñoo tax ñu ànd ak moom kon loolu lépp boo ko dajalee tey jii ñu teg ci quelques jours nga dem fekk ci président Macky Sall ne damay ànd ak moom liggéey léegi je pense que geste la boo xamante ne tey jii kenn mënu ko rafetlu. waaye tamit si ay njëlbeen wax yaa ngi koy wax daanaka bu ñu résumé li nga wax yëpp dafa trahir population yi bu Médina. waaw dans un langage cru mën nañ ko waxee noonu parce que su fekkonte ne tey jii ba muy campagne. daf leen ne man su ngeen ma falee dinaa ànd ak président Macky Sall liggéey pour mbiru gën a jëm kanam. dinañ ne kon kat yëgaloon nañu ko. mais imagine toi Mahfous yow ngay def campagne def lépp ngeen yàkkante fi lu ne mu metti lool. ñii di la jàppale gis nga jàkkaarloo koo xamante ne caisse de dépôt consignation la yor xaalis bu bëri. def social liggéey lu nekk Médina ñëpp yaakaaroon nañu moom. ñu bàyyi ko fa votel la. kon nga xam ne Médina am na fenn fu ñu la teg. parce que am na leen luñ gëm ci moom mooy jaakaaroon nañu même su fekkente ne parfois dafa doon def nii di clompin mais dañ doon gis ne am na benn au moins côté boo xam ne ba léegi mi ngi des ci kujje gi. parce que demul dugg ci seen liste. ñële am nañ liste mu jàkkaarloo ak ñoom. léegi ñooñu ñëpp boole seen ay voix def seen ay effort jàpp say campagne def say kii nga pare dem loolu doyatul nga nekk ministre conseiller. gis nga dafay mel ni benn choc boo xamante ne daf leen di metti loolu mënu leen bañ a metti parce qu'ils vont se dire que ñun suñu xamoon lii la kay ñu votel Cheikh Ba parce que bu ñu voteloon Cheikh Ba au moins moom ci nguur gi la fare mais kii dafay mel ni daf leen a abusé daf mel ni daf leen a utilisé c'est-à-dire mandat bi su ma ko jotee damay dem jébbale ji ko te gis nañ fi Pikine bañ koy def ñooñu presque mandat bi dafa doon bay bëgg jeex mais bii dem na ba daf ko jot rek dem et li tax signal bi tamit mu doon loo xam ne warul bett ñenn ñi mooy ba mu ne du ma def troisième mandat deuxième mandat rek laa soxla ma troisième mandat kon kooku déjà il prépare son futur su ma ne du ma soxla troisième mandat te xam na ne ñëpp xam nañ ne salaire u mairie du dara ñëpp xam nañ ne boo yemee sa mairie bi kese nii amaana doo ci génn mais su ma demee dugg ci mouvance présidentielle peut-être maa ngi préparé sama ëllëg mën naa fa may avantage te ministre conseiller kese ngeen gis ëllëg mën na am yeneen yoo xamante ne peut-être mën naa ko lijjanti ay yu gën a yomb yu gën a bakkene yoo xam ne mën naa ko am ci nguur gi mën nañ ko jox sax ci direction yi mën nañ la jox sax ci direction yi mën nga nekk directeur donc yooyu yëpp mën nga ko am après wala nga gagné ay marché su fekkente ne da nga am entreprise wala yeneen yoo xamante ne xam nga liggéey nguur moo ni mel léegi loolu nag su fekkente ne da nga ne doo am troisième mandat te xam nga ne kon ñeenti at moo la fi dese wala juróomi at comme benn at sax jàllagul loolu il faut nga am ci loo langaamu te man je pense que dafa am ci lu mu langaamu loo xam ne daf ci jàppandiku rek pour mën a dem jàppandiku boobu yow da nga naan sama yoon nekku si ñi ma votel sama yoon nekku si ñi ma àndaloon sama yoon nekku ci gëm sa bopp sama yoon nekku ci yeewi sama yoon nekku ci kenn et dafay jox raison ñi nga xamante ne dañoo nekk ci yeew te mosuñu koo wóolu il faut le dire am na ñoo xamante ne bañ nekkee ci yeewi loolu moo tax tey ji mu génn yeewi parce que waa Pastef dañ fa amoon seen candidat ñu def ay primaire mu am ñu jiitu bi ñu jiitoo ñu ne kooku moo war a demal représenté ji coalition Yewwi Askan Wi ci Pastef laataa yeneen coalition bi di indi pour ñu tànn seen mbër léegi moom am na ñu bëri dañoo tegoon seen loxo ci taal bi nañ ne Bamba Fall du nekk candidat Yewwi te imagine toi tey ji mu defoon lii Yewwi tey lu muy nduru ñu am benn mandataire boo xamante ne daw na yóbbu seen ay liste tey ngeen am benn maire boo xam ne jëbbal na yëkkati na mairie ba dem jëbbali ko président Macky Sall benn choc lay doon ci coalition boobu nga xam ne dañoo nekk di liggéey pour gën a ma am doole notamment tamit dina def choc tamit ci ki nga xamante ne moo di Bougane Gueye Dany loolu xam naa dinaa ci ñëw mais rek ma posé la question bi nga xamante ni man jàpp naa ne politique dafa xaw a politique surtout Sénégal ni ñu koy defee ak Macky Sall ku ko xam ci wàllu bu politique est-ce que tey lii yëpp bokkul ci calcul Macky Sall parce que am na ndax mi ngi ko doon wax sax naan am na liste yoo xam ne si nii du ay nekkul liste Benno mais moom moo ko parrainé est-ce que tey lii bokkul ci ay calcul Macky est-ce que du Bamba Fall tey Macky Sall tegu ko fa woon pour bu ñàkkee Cheikh Ba mën a am Bamba Fall wala fu Bamba Fall ñàkkee Cheikh Ba am. loolu yëpp non lecture bu intelligente nga def lecture bu intelligente nga def. parce que dafa lii dafa grave ah. c'est vrai grave même pas un mois. nga jël nga dellu ci nga dem ci Macky. ba pare ñu fal la ministre conseil. mais lecture bu intelligente nga def man démb dégg naa ko wax loolu mu ne bu naroon na dem avant kii. mais dañuy gis ne bu demoon il serait trop risqué parce que bu vote sanction amee Yewwi mën na gagner. il serait préférable nga bàyyi Cheikh Ba mu dem Bamba Fall dem Yewwi dem bu ko defee comme moom déjà maire sortant la su demoon ranger si ginnaaw Cheikh Ba mën na indi problème parce que am nay militants duñ dem votal Cheikh Ba léegi da ngay bàyyi ñu dem bu ko defee ku gagné mu doon benn camp bi mais ni mu ko defee peut-être mënoon na seet si yeneen liste yoo xam ne amul doole noonu mais liste gëm sa bopp bi mu demee tamit dafay xaw a tax ñu jàmbaaraamu tuuma gëm sa bopp boobu ndax gëm sa bopp boobu tamit amul benn tànk tamit ci biir Macky bi yooyu tamit ay point d'interrogation ñu ngi doon poser question boobu noonu waaw Bougane roule
loolu yëpp ay questionnement la yoo xam ne si nii ay questionnement la yoo xam ne doo ko mën a dàq gis nga sunu ëttum politique bi moo jaxasoo ba fi ñu toll nii ñenn ñi mënatoo leen xàmmee parce que tey ji lii mu def nii dafay tax ñu bëri parfois dootuñu wóolatu sax yenn homme politique yi nit ki su commencé def nii rek déjà moytu ko ni mu doon def nii di def nii finalement comprendre oo xamoo fu mu bëgg a dem mu dem ñu jël maire bi jébbal ko mu dem jox ji ko président Macky Sall donc nga xam comme ni nga ko doon expliqué nii léegi xam nga bu dee ay tactique wala ay calcul ak yooyu yëpp parfois dañuy fàtte ne askan wi dañuy mobile yu revient gis nañ fii li xewoon fii Parcelles ak Moussa Sy bu mu ñëwee palais président jël ko nis kiis rek mu tabb ko PCA au port comme ni mu demee ne ak Bamba Fall mais xam naa dafa jàngee ci erreur boobu ne su ma ko teelee indi su ma ko nangulee ni li daal Parcelles dañ koy sanctionné mën nañ koo sanctionné wala il serait risqué donc comme élection yi ñoo demoon di te Moussa Sy mi ngi dem fële su jëlee kii doo jël sa nen yëpp nga def ko si benn panier mais da ngay bàyyi comme kële moom defaat naa ko mu dem kii naa ko bàyyi rek de façon officieuse mu nekkal ma sama candidat mais su gagné mu officialiser li mu nekk mais da ngay gis ne kon ba mu ko defee Parcelles ne pêché na le plus gros poisson bu Parcelles bi gis nañu après poisson nu mujjee ndekete jën bu sew sax moo ko dafa mujjee lab dafa mujjee lab voilà donc nga xam ne kon askan wi kenn moomu leen bi mu ko indee élection yi si topp rek da nga gis gars yi waa Yewwi ñoo ko wàccee donc Ababacar Jamil Sané moo gagné Parcelles Assainies kon tey jii da ngay xam ne kon nit ki parfois dina dem mais kenn du ko topp gis nga ko ba mu ko defee fële Thiès ak Idrissa Seck ñëpp topp ko ak tintamarre bi mu def tambour battant coow lu jëpp ku nekk naan léegi Thiès moom na ko parce que buñ boole li mu am ak président Macky Sall am dina dem ba ay 80%. gis nañ ne mujjee Thiès dañ leen fa battre à plate couture bu weesoo Siré Dia mi nga xam ne moo gagné département bi feneen fépp dañ koo ñàkk kon nga xam ne kon nit ki mën naa dem mais askan wi kenn mun leen a yóbbu te li am solo mooy bañ a am leader yi nii mais nga am askan wi et je pense que nit ñi ngay jël benn yi nax sa bopp la rek tey ji bu askan wi bañee politiciens yi nekkuñu sax un tiers population sénégalaise nekkuñu ko sax ab toppal lañ ci géej dañuy toog di seetaan xoolal li ñu def ci local yi rek grande ville yi xool lañ def ci local yi yu bëri dañoo toogoon jàpp seen jàmbur ñu foogoon ne c'était déjà acquis bu ñu defee benn procession foofu fees dell tali bi fees dell ak ay nit ñu def seen ay couleur def marché nga gis nga ni fii de gagné nañ ko ba noppi élection yi jot ngay déglu di taf sa gémmiñ donc foofu la ñuy jëm donc je pense que il faut que ñu yeewu tuuti xam ne affaire bi nekkatul affaire de personnalité kese mais affaire askan la affaire peuple la en tout cas après élection yi lu bëri dina feeñ ci calcul yooyu nga xam ne si jàpp na ni Macky Sall tegoon na ko avant les élections locales parce que ci même Kaolack ak Serigne Mboup gis nga ni mu fa demee woon ñu bëri jàppoon nañ liste boobu Serigne Mboup Macky moom moo liste Macky la te tamit gis nañ ni Serigne Mboup jege gi nga xamante ni jege na ko président de la République te neen tamit dina liggéey ak président donc loolu aussi dafay mel ne. mais dafa am yu commencé di feeñ dafa am ñoo xamante ni seen liste kenn xamul fu ñu ne féete. voilà seen tànk bankuwul tàlluwul. c'est-à-dire mooy li ma la wax rek mooy surprise yi ñu commencé gis après élection yi. gis nañ Bamba Fall gis nañ Serigne Mboup. bu ñu gisaatee keneen bu mu ñu bett mais Bougane moom tey xam naa ni démb moom. xam naa ne am na lu ko metti. non dina am lu ko metti parce que moom bu fekkente ni moom comme ni mu koy waxee il ne roule pas pour Macky. maanaam dóor na loxoom ci ëkk. mais xam nga warul am lu ko metti pour man. parce que Bamba Fall naka la ñëwee ci Bougane mais dernier moment la yëg si. ba muy ñëw daanaka ba muy officialisé mooy dem na xooli ji côté lépp mu dëgër këcc. mu doog a ñëw ci ki nga xamante ne mooy Bougane. su fekkonte ne tey ji dafa nekk benn militant de première heure bu gëm sa bopp là dinañ comprendre ne mais man bi ñu toogee fii di calculer. mi compter Aliou Mar bu Tëngéej. di compter Bamba Fall daanaka il faut faire très attention. ñooñu ay maire sortant la ñu gañewaat. d'accord sa liste lañ demee mais est-ce que say membre lañu. la preuve tey jii àddina jox nañu raison gis nañ kenn ki rocceeku na. ndax keneen ki sax ci coalition am la bokk ba léegi. kon tey jii dafa teeloon trop ñu commencé naan dañuy xalaat léegi nu ñu koy dëgalee nu ñu koy consolider. je pense que dañoo commencé woon di juum ci yenn kàddu xam nga am na yeneen liste yoo xamante ne. coalition locale élection locale moo ko fi tegoon. bu mu jeexee day gis ñi nekk maire dem na ñële après ku nekk dafa tasaaroo dem. parce que dañ ko tegoon benn garab boo xam ne pour ñëpp yéegandoo la. bu jeexee ku yéeg après nga dem def ci say yoon ñi nekk conseiller ñi nekk leneen mais su fekkente ne dañoo pare woon rek mu bëgg jël lépp rek yaakaar ne voix bu ma am rek ku demee woon sama liste rek sama militant nga foofu erreur lay doon moo tax pour man fi ñu toll nii moom waru ko woon a bett parce que bu gisee ni mu ñëwee su fekkoon ne dafa gëm projet gëm sa bopp
ñi ànd di wër dëkk bi di def lu nekk di kii laa mën nañ jàpp nag dafa fekk mais moom dafa bëggoon oto bu mu dugg rek. waaw oto bu mu dugg la doon wër voilà dafa taxawantal wut oto bu mu doon dugg rek amul lu ko yóbbu donc fale mu jël gëm sa bopp fa mu dugg tamit mën naa ne dina fa def tâche parce que mën nañ ne est-ce que Bougane yëgoon na dem bi est-ce que waxtaan non waaw dem bi est-ce que waxtaanu ci ak moom parce que loolu laa la wax man loolu mooy problème moom mënul bokk gëm sa bopp bu ñuy dem ci Lions yi sax ci accueil Lions yi ñoom ñoo ànd parce que Bougane mi ngi wax ne bi ñu ko woowee invité ko dafa woo Bamba Fall pour ñu xam loolu moo tax ma ne Bamba Fall suy jël décision bu mel nii yaakaar naa dina ko xam nga tey jii ñaari cas moo mën a am Bougane peut être le dindon de la farce il peut être aussi complice ñaar yooyu ñoo mën a am yàlla rek a xam il peut être le dindon de la farce mooy Bamba Fall mën na koo utiliser c'est-à-dire da mën a wut liste bu ma dugg rek ma seet ko am tour ma dugg ci listam dem nekk maire mën na nekk complice c'est-à-dire mu xam ne kii tey jii bu jotee même dafay jébal mu jàpp ñàmburam yàlla rek xam ñaar yooyu ban la si mais ñaari cas yooyu ñoo mën a am soit xam na ko wala xamu ko bu ko xamulee il a été abusé par Bamba Fall parce que amaana su ko yëgoon su ma gagné mairie bi dama dem ci président Macky Sall mën na ko dama seeti beneen liste kon doo duggee sama liste boo nee président Macky Sall kon loolu mooy li nga xamante ni mën nañ ko cee gis moo tax ma ne dina am ay dégâts collatéraux diñ ci gis côté bu nekk dinañ ci sentir leen métti parce que fu mu nekkoon ba jóge fa dem du leen bàyyi du fa bàyyi noonu te dafa dégâts moo tax ma ne la tey jii yow dinañ am chance fi ñu toogee parce que dinañ ne ay su nekkoon suñu liste la ñëwee dina mel ni waaye daf leen dóor benn arrêt parce que dañ ne nangu naa seen benn maire te mu nangu benn maire yeewi benn victoire lay doon ci moom parce que si 12 yi nga xamante ne am nañ ko ci 19 communes yi nekk Dakar nga rocci benn bi dolli ko sa calcul même bu dul dara Bamba Fall n'est pas n'importe qui et puis Médina voie yi fa am tamit c'est quelque chose lay doon mais dañuy fàtte tamit dara bu ñu nangu tamit bu nit ki demee nga jël voie yenu ko rek taf ko ci gën ne léegi am nañ ko indaale naa voie gis nga ñoom fekk yoroo ñu voie loolu mooy problème élection locale ku si natt sa bopp te nattoo sa bopp sa localité ba nga nekk yaa ngi def erreur parce que ñi doon dagaan baatu askan wi si seen localité ñoo mën natt seen bopp comme Ousmane Sonko à Dakar kooku mën na natt boppam comme keneen xool Ousmane Sonko à Ziguinchor mën naa natt boppam parce que mën na ne Ziguinchor kat dama fay bëgg dara nga jël keneen koo xamante ne mi ngi seet si beneen gox Aba Mbaye à Saint-Louis mën na natt boppam mën na ne voix yi ma am ñi ma voté peut-être sama personne lañ ma nattale mais nga nekk ci kaw nga totaliser voix boo xam ne Mahfouz moo ko indi Libaas moo ko indi c'est surtout gox-goxaan la kii Mahfouz moo ko ne kii Libaas moo ko ne amaana su ma ne damaa bëgg nekk président te Mahfouz sama parti la bokk du ma votel parce que dañ leen a nax ba ñu voté kon loolu tamit parfois nañuy bañ a jël voix yi ñu amoon rek di ko def arithmétique 1 plus 1 égale 2 en politique parfois 1 plus 1 n'est pas égal à 2 en tout cas lu doy waar la mu dem ba léegi ñu ngi ciy wax ñu dem ci guddi ñu ne ñu Bamba Fall nommé nañ ko ministre conseiller Macky Sall donc nekk na nag loo xam ne si ni ñu bëri ñaawlu nañ ko ci transhumance yi ñuy gis après élection yi waaye tamit Moustapha ba léegi ñi ngi xaar gouvernement bi nga xamante ni remaniement bi muy benn gouvernement bu bees boo xam ne si Macky Sall war na ko teg waaye tamit premier ministre bi ba léegi bi ñu ko voté à l'Assemblée nationale pour mu ñëwaat ba léegi daanaka kenn xaatul lu ci jëm te ba léegi nit ñi ngi xaar li nga xamante ni moom moo di poste premier ministre mais Mahfouz balaa ñu tëj foofu tamit ministre conseil bi je pense que war nañ ci ministre conseil biñ ko tab xam nga loolu tamit dafay poser benn problème ci réew mi mënoo tey ji képp koo xamante ne boo ko xoolee mu neex la rek ma xool Mahfouz gi watee fu Mahfouz ku bu Mahfouz rek neex na ma rek ma xëy na ko Mahfouz kaay ma def le ministre conseil su ma xëyee jàkkaarloo ak yow bu ma ko noy pare amaana du xamante sax fu buntu pale féetee mais ñooñ tey ji suñu koppar lañ leen di fayee oto yi ñuy dawal gasoil koomu réew mi la je pense que ay charge la yoo xamante ne mi ngi bëgg ëpp nag jot na nag ñu xool luñ koy réglementé ministre conseil yi nga xam ne président Macky Sall am na ko ñu doore que depuis Abdoulaye Wade ba léegi kenn mënul xam ñaata lañu ñenn ñi say xarit yu ñu yàggee lañ ñenn ñi say dëkkandoo lañu ñenn ñi da nga leen defoon yóbbu loon conseil économique social environnemental ba saa gis ne jëm nañ mag amatuñ njëriñ nga def décret door leen ministre conseil donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne pour man war nañoo xool daal nañ ko naka lañ koy réglé ci réew mi parce que réew mi ak budget présidence tamit ñu xoolaat ko parce que moom des fois nag li muy wax ak li muy def c'est un peu contradictoire parce que dañ ko doon gis mu naan non budget bi pale dañ koy wàññi budget fële ministères yi dañuy yàq nag ak oto yeeg yu mel noonu gasoil essence bi carburant xam nga yooyu yëpp dañ koy dégg mu ci wax di wax que ni liñ ci dépensé dafa ëpp mais boo ko xoolee doxalinam day mel ne du moom parce que daanaka gis nañ comme ni nga ko waxee ministre conseil yi muy fal ak amul benn portefeuille waaw amul benn portefeuille dañ lay fal auprès du président de la République waaw dañ lay fal def la ministre conseiller jox la oto jox la salaire daanaka ak privilège yi muy àndal yëpp te yow daanaka doo liggéey dara c'est-à-dire neexal la rek
te loolu yëpp suñu poste lay jógee. mais loolu buñ ko wàññiwoon amaana ci réew moo xam ne si nii réew mu ndóol la. mais bokk ci réew mi gën a ndóol ci àdduna bi ngay wax sax bokk yi réew mi gën a ndóol ci àdduna bi donc moo tax ma leen dëkk réew yi développé sax Moustapha dogumal réew yi développé sax doxalewuñ noonu. doxalewuñ noonu dañ koy réglementé mais dañ koy réglementé mais am na ko doon expliqué dama fàtte tur bi benn homme politique la xaw ma mu ne dafa dem Chine ñu toog di waxtaan ñu ne ñun fii comme ministère de l'éducation ni ñu ko daggatee ñu ne ñoom benn ministère bi ñu woo toftal nañ ci ñett yoo xam ne fii bi mu xoolee doon na ñetti fii ministère te Chine ak Sénégal kenn du ko comparé mais fii di ngay jël benn ministère nga pàccee ko ñetti pàccee jël sport dagg jeunesse dagg lii te yëpp amoon ay jamono Abdou Diouf dañ leen doon boole sport ak jeunesse daanaka dañ ko daan boole gis nga culture ak tourisme daanaka dañ ko daan boole am na yoo xamante ne yeneen mën nga ko def ay direction yoo xam ne da nga koy kii mu wër ko mais on a trop de ministères trop de ministres conseillers trop de directions trop d'agence ba ñëwoon dañ ko ne dañ koy wàññi mi ngi gis lépp mu yokkuwaat mais da ngay comprendre après finalement c'est pour caser benn clientèle politique boo xam ne mi ngi fi koo xam ne boo ko récupérer mu ñëw nga ne ko demal toogi fële boo récupérer keneen nga ne ko mais conseil économique social environnemental HCCT au conseil des collectivités territoriales lan lañ fay def lan franchement dañ koy fàtte mais la preuve ñi nekk ci kaw ñoo ñan lañ dañ koy fàtte Aminata Mbengue Ndiaye ak Idrissa Seck ñi ci des kenn xamul mais bu ñu réunir tey bala ñuy réunir at kenn xamul mais lañ fay li wane rek mooy c'est pour caser une clientèle politique mooy ñañ teg sa kaw institution yooyu ñañ fa teg rek c'est-à-dire il faut que ñu jox leen seen wàll parce que ay kàngam ngeen ay parti ngeen ñu ànd ak man léegi il faut que ñu teg leen foo xamante ne di ngeen siggi sentir fa seen bopp su ko defee ngeen mën a yëg seen bopp bu baax ci nguuru parce que su ma ko dindee mënu ma leen def simple député su ma leen defee ministre c'est un peu risqué parce que mën na am ñu xaw a éclipser sama premier ministre wala ñu am yeneen yoo xam ne damay teg ay institutions yoo xamante ne buñ tëddee di nelaw mbaa ñu voyager seen yoon nekku ci réew mi loolu nag tant que mi ngi doon ci réew mi développement wala émergence bi ñuy wax gént kese lay doon mais réalisation du ma sa yomb nga ñëw ci premier ministre bi ñu xaar ba léegi waaye mënuñu koo gis waaw mais lépp ay calcul la en tout cas mi ngi tendeefal de waaw man dama yaakaar ne calcul yi rek moo tax mi tendeefal ay calcul kese moo tax mi tendeefal parce que dañoo jàppoon ne bu mu jógee ci élection locale di rek ñëpp dañoo ne woon rëq ndigg yi day jóg Macky dina génnee bâton bi dina génnee bâton mais avec un peu de recul nga gis ñu commencé changer lecture chiffres yi ñu gis ne kon ñoom ñoo ëppalee ay voix naam dëgg la. parce que félicité na leen félicité na leen parce que ñoom ñoo gagné ëppale ay communes. ñoom ñoo ëppale ay communes yu ñu gagné c'est vrai ñoom ñoo ëppale yi nga xam ne ñoo gagné opposition bi. mais dañoo perte ay communes yoo xamante ne duñu lu ndaw. et puis loo xamante ne kenn mënu ay villes yoo xamante ne mënuñu koo bàyyee noonu rek mu jàll. loolu moo tax tey ji bu doon génnee yet bi di sanctionné yi day bëri trop amaana dootul deseeti kàngam ci parti am exception yu ndaw lay am donc loolu il faut mu xoolaat naka lay def ba arrondir angle yi ñan ñooy génn ñan ñooy dugg ak kan mooy doon premier ministre bi donc pour man ay calcul la nekk de xool fi ñu toon ak surtout tamit élection législative yi nga xam ne jàpp nañ ko mu war a ñëw bientôt est-ce que boo demee ñi bu législative jógee da ngay renverser waat gouvernement bi naka ngay defaat donc et puis su sanctionné aussi mën na am ay répercussions yoo xam ne daf koy def ci élection yi dëgg parce que dina am ñoo xam ne dañuy mer imagine toi bu élection yi jàllee législative yi jàll ñu xam ne élection yi jeex na bi des mooy 2024 su boobaa nag kàngam yi nekk APR yu bëri nag dinañ commencé jël seen destin en main xool fan la ñuy xoolee surtout am na si ñoo xam ne ba léegi dañoo am base ku ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye mi ngi conserver base am ku mat a bàyyi xel la donc leader yu mag yooyu nga xam ne dañoo am base pour man ñu jar a bàyyi xel lañ ba nga xam ne ëllëg dinañ war a mën a demal seen bopp sans président de la République Macky Sall teg leen loxo moo tax yéexaayu calcul premier ministre bi nii je pense que comme ni ko professeur Ngouda Mboup waxee loo xamante ne constitution bi nangu ko la parce que dès l'instant que ñu voté woon ñu indi proposition de loi bi assemblée nationale rek après dañ li ci topp rek mooy dafa waroon a tabb gouvernement bu bees parce que indiwaale premier ministre bi mais dañoo gis ba léegi ñi ngi tendeefalu ñëpp yaakaar nañ ne bon juriste yi li ñu wax ne mooy du yoon waroon nañ am premier ministre ba léegi bu yàgg ba léegi waroon nañ am gouvernement bees sax et puis dafa indi beneen mbir mooy dafay bloquer liggéey bi au niveau des ministères parce que am na ministères yoo xam ne yu bëri léegi liggéey amatu fa non nañ ko waxte day mafus liggéey amatu fa dañuy dem parce que ñenn ñi ñi ngi takk seen i bagage toog ñenn ñi seen fit bi toogatul parce que da ngay entamé benn mbir gannaaw su ma ko defee comme ni ko journal benn journal waxee rek mu ne ministre yëpp ngi ci sëriñ si ñi ngi ci sëriñ si talatuñ liggéey parce que Mahfouz fi nga toog yaa ngi naan man est-ce que weer bii di ñëw boo naree jël benn dem voyage wala fi nga ne jaratul ma koy def parce que weer bii di ñëw daal amaana boobu dinaa dem beneen ministère wala dama fiy génn parce que leer na la yow xam nga xel ne waaye dana la fi wàccee donc kooku tey du liggéeyati nga bëgg ñoo téye si jamono jooju mu jëm kañ
ñii di négocier doo leen faale ñii gisoo mbir maa prix yaa ngi grimpé du ci communiquer jëm du ci communiquer du ci wax dara donc loolu pour man moo tax dafa war a daar indi ñu premier ministre ak gouvernement bees su ko defee au moins dina mën a décanter situation bi ñu mu indi commencer insuffler benn vent bu bees ñu liggéey mu avancer jëm kanam mais bu ko deful ni dañuy nekk seen ministère yi di wér di seen i course di koccal nekk seen ministère di tiit ak di tufli di duwal seen bopp yi naan yàlla na ma fi yàlla bàyyi ak yooyu noonu wala yàlla na ma yàlla di tuuri saafara ak di tuuri saafara loolu nag du avancer mbir mi parce que nit ki moom boo ko ne suba ma dàq la wala boo matul bu subaa naa dàq wala du ma la dàq mais day tiit du xamante lu muy def kooku du xam sax lu muy liggéey donc moo tax ma jàpp ne rek fi ñu toll nii moom war na mën a gaaw indi coppite bi d'autant plus que nag xàcc bu yàgg day sonal ki nga war a dóor rek mais tamit am na lu ñu remarqué ci Macky Sall muy que ni daanaka décision yi muy jël wala yenn décision yi mag yi du ci waxtaan ak kenn parce que premier ministre bi indiwaat nañ ko mais tey pour nga jéem a xalaat sax kan la fi teg sax dafa am problème ba ñii ci nga xam ñoom ñoo ko gën a jege ñoo xam ne si tey du ñu tëdd ci lal te gis ñu Macky Sall boo leen laaj sax danaan ne ba léegi ñoom xamuñu kan la Macky Sall war a teg comme premier ministre et puis xamuñu kañ la koy def mu mel ne que ni Macky Sall moom daal lépp ci moom la nekk du waxtaan ak ñi nga xam ne si ñoom ñoo ko wér parce que ku ci mel ne Farba Ngom bokk na ci ñi ko gën a jege donc moom bi ñu ko laajee nee na moom mënul xamul ko te kenn buñ ko xamee sax duñ ko mën a wax amaana dina am ñoo xamante ne peut-être entourage bi ko gën a jege buñ ko xamee sax du ko mën a wax parce que am na benn pouvoir discrétionnaire boo xamante ne constitution moo ko may jaare ko ci premier ministre bi nga xamante ne mooy proposition yi mais ñëpp xam nañ ne président mooy tànn lépp liñ ci mën a wax rek mooy tànn mais tamit day consulter da ngay dégg même conseil sax dama bëgg jël diw mais bu tabboon premier ministre ni ab da ngay dégg comme niñ ko baaxoo def nga dégg ñu ne consultation yi commencé na noonu lañ ko doon gisee nga dégg ñu ne ministre sàngam dugg na présidence kii génn na kii dugg na je me rappelle Abdoulaye Seck bi ñu koy fal ministre de l' agriculture maa ngi ko doon déglu RFM ñu naan kii ñëw ñi xamuñ ko woon sax ñun kii mooy Abdoulaye Seck xam-xam màcc na jëm ci agriculture ñu ko xam naa moom lañ koy dénk nga toogaatu ñu ne oto keneen gaara ñu ne kan moo ñëwaat après noonu lañ ko doon amee de fil en aiguille profil yi di dugg ñuy défilé ñu naan défilé bi commencé na présidence parce que boobu noonu nañ bun jonn ba pare après nag nit ñi di ñëw ndànk je pense que loolu moo nekkoon ordre bi nga xam noonu lañ koy defee bu tabbee fi ñu doon premier ministre rek après dans les heures qui viennent dafay commencer di consultation yi di woo ñenn ñi mu jox leen fii ñi mu jox ñële après nga dégg ñu ne ñii joxoon nañ leen nii sax ñu bañ moo tax après ñu génnee leen ci gouvernement parce que am na yenn poste yoo xam ne ñeen dañ koy bañ gis nañ ko fi Aïda Mbodj ak Abdoulaye Wade bi ko fi ministre jóg bëgg a jox ministre des transformations des denrées locales xaw ma nu mu demee noonu transformation affaire ministère yooyu Aïda Mbodj bañ affaire jigéen ñi Aïda Mbodj bañ après souvent dafay am ci biir moo tax du doon loo xam ne dafa simple mais comme ni nga ko waxee nii léegi rek dafa doon président boo xamante ne dafa yàgg di exposé wu dafa yàgg di totaliser l'ensemble des pouvoirs te loolu li ko firndeel mooy poste premier ministre bi supprimé woon parce que ni mu doon nekkee benn fusule boo xam daf ko doon dimbali gis nañ ne après njëriñ bi mu am moo tax mu indiwaat ko taarix daf ñoo jàngal ne ñi ko fi jëlee ñëpp dañ koy indiwaat laataa ñoo dem ñi ko fi jëlee ñëpp dañ koy indiwaat kon dañ ko doon jëlee di ko indi yow xam nga ne boo ko fi jëlee dina ñëwaat donc pour man c'était très calculé mu xool ne période bi damay taxaw du ma am premier ministre comme maa ngi doog a falu bëgguma kenn ku fiy taxaw naan su ma falee premier ministre ñu ne moom mooy doon sama dauphin waaw donc kon li may def mooy damay écarter propos premier ministre ba période sànga ma indiwaat ko moo tax man dama naan rek amul lenn loo xamante ne def na ko loo xam ne dañuy jàpp ne peut-être coïncidence wala affaire yooyu je me dis que ñi ko wër ak li muy def yëpp politique kese la ñuy def moom président Macky Sall politique kese lay def donc kon tey ji bu jëlee Bamba Fall wala jëlee keneen bu kenn jàpp ne c'est un geste anodin wala c'est un geste boo xam ne daf ko def à l'écart ni déedéet lépp ay calcul politique la rek am na fu mu ko teg te li ñuy avancer ci kanam tuuti di ngeen ci gën a xam dara parce que xam na ne xel ne législative yi di ñëw il faut que mu gën a am doole parce que même su cohabitation amul ku jigi dañ fay am doole dañ fay am ay groupe parlementaire te loolu il faut que mu éviter ko pour gën leen mën a étouffer moo tax fi ñu toll ni roppat bi opération roqat wala ronqi des na képp ku mën a roppat wala ku mën a roqi aussi mën na bañ a am non du sanction yi mën na bañ a am parce que bu amee rek lu ñu ko waxee léegi non bu amee du mën na ko sonal ci législative parce que boobaa ñooñu aussi dañuy banque seen ay loxo te mën na indi jafe-jafe ci coalition boobu moo tax man yaakaaruma sanction et puis ay ndaanaan nag dañoo daanu ci élection bi ku ci mel ni Diouf Sarr ku ci mel ni Amadou Hott gis nañ ni ministère am donc def na fa liggéey bu am solo donc tamit dàq ko parce que il a perdu des élections rek loolu même boo koy jëlee santé da nga koy yóbbu feneen donc boo ko dàqee boo nee bëgg nga réew mi avancé tamit da nga di ay jafe-jafe et puis da ngay jox raison yaakaar ne kër gi réew mi ay calcul politique rek a koy daal donc am na yeneen ndaanaan yoo xam ne tamit dañoo daanu donc ñun ñëpp daanu
boo jëlee Pape Demba Bitèye Amadou. cela ne veut pas dire que ñoom ñëpp ay ministres élection locale la te élection tamit parfois da ngay fekk ay màggatu kororo ci gox goo xamante ne du question da ngaa nul politiquement de du question da ngaa nul de mais kan fa fekk moo la mën xam nga mbër boo ko bëggee natt da nga ko boo ko nattee si lu mën ba pare natt ko tamit si ki ko daan yow bu la yaaw jaal daane dañ naan xamoo dara wala mënoo dara mais bu la Bombardier daane au moins ak na mu la daane dañ naan am nga mérite parfois nag daf ciy baax tamit nga xool ku nekk kam doon jàkkaar lool parce que tey jii Cheikh Ba bi mi daje benn Bamba Fall xam nga c'est pas du loo xam bu ko daane gàcce gi amaana mën na bañ a mel noonu du bokk ak Lat Diop bi nga xamante ne Aminata Khadija Mahécor moo ko daan ñoom ñaar ñëpp dañ doon génnandoo te kële sax moo ëpp expérience politique parce que li demoon na élection demaat donc kii bi mooy premier coup d'essai mu ñëw mu réussir dem donc parfois day baax nga leen di xamante def na ko du ñàkk ne fan yi di ñëw yëf yi dina gën a avancé dina am yeneen peut-être yeneen gros poisson yu Macky Sall pêché ci comme niñ ko moom nappkat la pêcheur la président mool lañ am de on a un président pêcheur mais parfois moom day pêché rek moom daal te moom nag gros poisson yi rek lay moom ay yabo yi li jëntiwu ko mais kaay ma xam ne nag am na yabo yu gën a saf ay jën yu mag de yow dafa bëri yàq waaw moom ngot yi lay xool ngot. baax na. waaw gis nañ gros poisson bi mu pêché woon fii en tout cas fayul moom. gros poisson bi mu jëkkoon pêché moom fayul. parfois dañuy juum parfois dañuy juum quoi. parfois dañuy juum. dañuy yaakaar ne gis nañ ko tamit bu mu ko defee Thiès je pense exemple yi mën nañ koo multiplier fii ba suba. mais da ngay gis bu ñëwee rek après base bi du ci topp. au contraire dañ leen di mere ba mu demee élection vote sanction moo fay gën li xew Thiès vote sanction kese la. kilifa yu bëri yoo xamante dañoo yàgg liggéeyal président Macky Sall teg seen bët ci mairie bi wala koñ bi nekk ñu dem ba foofu ñu leen déet yow doo dem bàyyil Jatara dem yow doo dem dugal keneen kii allié la tànn ay ñu nekk réew mi ñu reconduiraat leen ñu ne déet ñun lii duñ ko nangu ñoom ñu toog seen kër damay def communiqué ne damay jàppale Jatara waaye fi ma toog man maa ngi xeex Jatara ba képp ko nar vote du ma ko voté ma def bonne sanction ñu daaneel ko yooyu lay indi après nii dañuy mer tey jii gis nga li Cheikh Ba xeex yëpp boo jëlee Bamba Fall imagine toi ñun Cheikh Ba jógee caisse de dépôt et consignation am lu gën a ndaw kee nekk na ministre conseil après ay frustration lay indi bu élection amee ñoom bu ñu naree votel Bamba Fall dañuy dem votel benn liste Yewwi wala keneen parce que dañ naan kii bëgguñu koy renforcer parce que moo indi sama déchéance bi ma nekkee tey ci kon vote sanction yi je pense que loolu lu bëri moo leen koy indi parce que gox ba dañuy mere ki nga xam ne moo dem fekki ji lay tëjee Moustapha li ñu ci yàlla jox si daanaka jeex na waaw li may tëjee rek mooy di wax sunu politiciens yi tuuti naa trop nag si joxe ay leçons ak yooyu mais parfois mais nag ci réew mi nga bokk Sénégalais nga ci Sénégalais la am nga si droit te ñoo leen dénk waaw dama yaakaar ne nañuy bàyyi xel ñi leen di votel gis nga ki dagg ay nelawam génn 8h ba 9h dem ba ci fa ñuy voté mbañ gàcce ba ñu rangale ko kayit yi mu jël benn ba laqatu fu kenn nekkul yàlla moo yàlla kese mu jël sa kayit bi neexaloo ko joxoo ko suukar waxoo ko dara lu kii mu wóolu la jël kayit bi lem ko ba mu jëkk dugal ko ci enveloppe bi dem dugal ko ci urne bi jël loxoom bi def ko ci encre indélébile bi dem ñibbi ñu xëy ñu tabb ko mu voté mu tàccu kooku je pense que lépp benn acte booy posé ci maire war nga koo xalaat xam ne am na koo xam ne kat même demal ma ko dara tey ji amaana boo ko bëggoon yónni joxoo ko paas am na ñoo xam dañoo paas dem voté ji amaana boo ko bëggoon yónni sax doo ko ñeme parce que kilifa la je pense que ñoom dañ leen a war a respecter te seen effort boobu ñu def seen coono boobu ñu déployé am na ñoo xam ne leen déplacé yombul am na ñoo xam ne sax dañoo nekk des personnes à mobilité réduite da ngay gis ñoom ne chaise roulante lañ leen di indi ay mag yoo xam ne mënuñu ko dañ leen di wombat ñu dem voté ji am na boo demee da ngay gis ay mag ñoom seen sëta leen di ñëw dimbali yàlla dafa muur seen ay bët dañuy ànd comme daf leen di assister troisième âge bi donc ñooyu yëpp nga gis ko fa am ñoo xam ne tey ji buñ toogee nga dégg na yow après soit waxuma sax si ki transhumé rek mu ngay sàcc terrain yi wala mu ngay def naka sudul noonu wala mi ngi def ni je pense que àq la boo xamante ne nañ ciy bàyyi xel ñi leen votel duñu ay mala waaye ay nit lañ ñoo xamante ne seen i nawle lañ leen te dañ leen war a respecter en tout cas message la boo xam ne si nii bu am solo la te yaakaar naa ni dina dugg ci noppi ñooñee nga xamante ni mooy yenn ci ay politiciens yuy doxalee ni mel di la jaajëfal bu baax Moustapha di jaajëfal leen Libas moo nekk ci réalisation bi ak technique bi yéen aussi ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp tous les jours ci émission bu mag bi di le point de la rédaction di leen wax ngeen aimé suñu page Facebook di abonné ci sunu chaîne YouTube donc Sunugal 24 ngeen activer la cloche notification di ngeen am les vidéos en temps réel di leen jox dig daje ba suba incha allah